Ce vendredi 22 janvier 2021, les anciens élèves du CEM Cheikh Mourad Ndaw de Mékhé des années 1985 à 1989 se sont rendus dans leur ancien établissement pour satisfaire une vieille doléance du personnel et de l'administration après leur première visite. En effet, créé seulement il y a 4 mois, jour pour jour, le 22 septembre 2020, ces anciens, regroupés en groupe WhatsApp, ont remis à l'administration du CM une photocopieuse Canon multifonctionnelle avec chargeur et 10 rames de papier pour un montant global de 856 000 francs. Ce geste, salué par le personnel enseignant et les élèves, va sans nul doute résoudre les nombreux problèmes de reprographie afin d'améliorer les enseignements-apprentissages et les conditions de travail du corps professoral, des élèves et de l'administration. Face aux nombreux changements dans les programmes et le manque de manuels adaptés, cette machine va ôter une épine du pied aux professeurs pour garantir un meilleur enseignement. Trouvant sur place des anciens devenus professeurs au CM, Serigne Ndiaye et Serigne Thiam, la délégation, conduite par Babacar Mbaye, accompagnée de Moussa Diop, Mohamed Lamine Ndiaye, Fatma Ndiaye Baro, Ela Gignan et Mamadou Wilidja, a procédé à la remise de cet outil ô combien important pour le collège et compte revenir pour relever d'autres défis. waaw tey dañu ñëwoon ci Cheikh Mourad Ndaw ñuy nuyu tout d'abord le principal Ousmane Gueye di nuyu tout le corps professoral ànd aussi ak les anciens de Mourad Ndaw des années 85 à 89 wax dëgg yàlla bi ñu fi ñëwee suñu dernière visite ñëw seet ci le principal mu wax ñu ay jàmbat li nga xam ne xëy na soxla bi gën a jàmp moo doon machine bi photocopieuse parce que vu le nombre d'élèves bi école bi am 1000 et quelques élèves il fallait donc trouver donc des solutions par rapport donc au tirage des professeurs bi ñu ñëwee mu wax ñu loolu ñu delluwaat suñuy naatangoo yi nga xam ne ñun ñoom lañ bokkal mbir moomu muy groupe boobu les anciens de Mourad Ndaw ñu waxtaan ak ñoom ñu ne kat comme loolu mooy seen soxla su nu mu gën a gaawee ñu ut saafara si loolu ñun comme weer wu dee am na lu ñuy def am na aussi suñu benn mbokk boo xam mi ngi suñu biir mais kooku moom dafa wax ne bu kenn tudd turam mu génnaa lu am solo jox ñu ko ñu booleeg li ñu yoroon lii ngeen gis machine bii ça coûte 800 000 francs mu Lamine Ndiaye dina ñëw rek c'est l'intendant du lycée moom lañ délégué woon pour mu dem finaliser donc l'achat plus maintenant le transport 25 000 plus maintenant 2 rames de papier 25 000 ça fait donc une valeur de 850 000 lii nag action bu njëkk la boo xam ni dañ koy taxawee ndax école ñu si bëri si ñun doyen Serigne Thiam est là ñun ñëpp ay enseignants la xëy na am na si ñoo xam ñu ngi si dans d'autres secteurs comme Babacar il est donc dans la microfinance am na ñeneen ñun newul sax Sénégal ñoom ñëpp li leen seen yitte mooy lan améliorer les conditions de travail des élèves et des professeurs dans ce CM loolu mooy suñu yitte CM bi ñun bala ñu mën a taxaw moo ñu gis que mu beesaat tàkk incha allah lépp lu man si le partenariat wala suñuy mën-mënu bopp dinañ fexe accompagner le principal et les professeurs dans ce travail loolu si gàttal daal loolu amoon pour wax ko di jaajëfal nag ñu ngi ko bokkal ñëpp yaatu na lool ñi jàng 85 ba 89 si CM bi bari na am na si ñoo xam ni mën nañ ni ay ambassadeurs leen am nay ay commissaires am nay magistrats kon lii c'est un début tout simplement bu ñu koy poser mais de toute façon monsieur Gueye ñun li ñuy ñaan mooy un bon usage de cette machine que ñu xam ni machine la jumtukaay la nu mu gën a mucc ayib ñu jëfandikoo ko suñu xel daal nag bi ñu ñëwee fekk fi Serigne Ndiaye qui en fait partie ak Serigne Thiam ak ñeneen Constance Diatta Bara Diop ak ñeneen ñu ngi fii si biir CM bi kon xel dal na Oustaz Kane mii nekk suñu ginnaaw rakkam Serigne Mor Kane di docteur pharmacien ñoo bokkal classe bokk na si mbir mi te mi ngi si biir groupe li ñuy wax nii yëpp incha allah moom dina ko jot ñu ko ñëpp di jote ba ñu nekk bitim réew aussi jote ko Afrique du Sud de France ak États-Unis fépp loolu lañ amoon ma jox parole bi Lamine Ndiaye mu am lu mu si dolli avant aussi. voilà merci Moussa maa ngi nuyu personnel Cheikh Mourad Ndaw bi ci jiital le principal parce que man moo nekkoon sama kii bi ci école bi donc def naa fi ñaari at
yàlla dogal ma jógee fi dem lycée mais tàmbalee ci moom nii moom kilifa la ko mat kilifa ko aussi ko bëgg lu baax parce que bu ñëwee ci école bi man fi la ma fekk dafa dawal moo baara jóg dañoo dawal ñaari weer ñetti weer élèves yi daal ni école bi am na gan donc lépp loo xam ne ay caaxaan la ak lu ñu doxal école bi daf ko doon bañ ba yàlla dogal moom ak équipe bii mu am vraiment résultat yu am solo la ñuy am ci examen yi donc loolu rek jar nañu sant élèves yi sant professeurs yi mais aussi sant principal ak équipe di sant tamit groupe bi parce que groupe bi li ko Moussa waxee bi ñu ko sosee léegi matul ñetti weer mais ñoom dañoo toog seen biir ñu waxtaan daan ni comme ñi ngi nekk ci groupe bi di waxtaan di nuyante te li ñu tax a jóg li ci ëpp solo mooy jàppale école bi nan dem daar ci école ba xool lan moo nekk seen farat seen yitte ñu ñëw waxtaan ak principal mu ni bu amoon lii daal ak encre ak papier man fa ma nekk damay photocopier daanaka 10 rames de papier dama koy photocopier ci benn fan donc xam nañ soxla yi ñëw waxtaan ci biir groupe bi ñu mel ni Babacar ak ñeneen daal ni nañ jéem a taxaw ci jënd photocopier comme ni ko Moussa waxee am na ku ci bokk koo xam ni bi ñu xoolee dañu yor ci kees bi mu xool ni peut-être ñun li ñu soxla li ñu yor du ko mën a jënd dafa kitaabu daal di jël la nga xam ni moo manqué lépp muy xam bu takk am solo daal koy dugal daal ni bu kenn tudd sama tur la Babacar ak ñeneen jël seen alal ak seen matériel def ko ci indi ko waaye nag dañ koo def ngir turu groupe amul kenn koo xam ni def nga fi dara naan lii mën naa ko def léegi nag lii c'est un premier geste d'urgence mais am na ñu nekk ci groupe bi ñoo xam ni incha allah daañu réagir donc di sant nag vraiment ñi nga xam ne ñoo participé ci groupe bi waa Dakar waa Thiès waa Italie waa Argentine waa Amérique ñoom ñëpp suñu xarit xaar Diouf nga xam ne fii la jàngee mooy ambassadeur du Sénégal au Cameroun ñoom ñëpp amoon nañu yéene ñëw fekk fii ak def ci seen doole mais nag comme lii geste la bu am solo te farata la te yàkkat nañ ko moo tax ci urgence bi ñu jëndee machine bi ñu ñëw machine bi ñu ngi ko jëndee 800000 avant ñu koy jënd aussi dem nañ demande de renseignement de prix demoon nañ ci Fall LPS Moussa Diop moo wax ak moom mun ko 900000 laa koy jaay mais comme Serigne Samb nem si yàlla sama xarit la école la jëm mën naa leen ko defal 850000 ñu xool ni li ñu yor 800000 kese la di waxtaan ak ki nekk Dakar mu ni moom it doomu CM bi lycée la doon jàng te waa àll bi la waa Ngaye la moo yore e-computer mu ni moom mën nañ ko defal 800000 ñu assuré transport bi ñu waxtaanee mu envoyé ñu dëgg bi ñu waxtaan ci xool ni vraiment machine bu baax la xool référence yi photocopieuse multifonction la day photocopier day scanner vraiment am na yenn option ñu waxtaan muy même machine bi ñu dem Dakar daar da koy jëli andi ko kër Moussa di nañ ko denc bu subaa nañ koy fay joxe ko donc vraiment ñu ngi leen di sant di gërëm di ñaan yàlla nag yeneen i machine ay ordinateur ak yeneen ak ay récompense surtout nag cérémonie boo xam ne incha allah sax dañuy récompense jàngalekat yi parce que toujours Sénégal dañuy récompense rek xale bi mais xale bi ka nga xam ne moo ko jàngal sol ci moom xam-xam comme am teraanga kooku la ñu war a récompense incha allah daan ci liggéey di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Tivaouane bi ñu jógee fii dem lycée Tivaouane parce que lii boobu gars yi amul lycée ñu dem lycée Tivaouane amoon na fi benn association des élèves ressortissants de métier en Tivaouane RMT bon Moussa moo nekkoon président j'étais le trésorier Babacar moo nekkoon le vice-président je pense Lamine moo nekkoon intendant affaire yi te boobu noonu ñëw nañ fii def benn concours te boobu dañ doon cotiser xam nga élève bu nekkoo sa dëkk dem jàngi xam nga moo xaalis bu bëri mais pourtant dañ daan cotiser chaque mois 500 francs ñëw organiser fii benn concours je me rappelle très bien boobu bari moo fi de ñu ñëw fii def benn cérémonie primé élèves yi ñu defoon concours de yooyu kon bu waxee ni loolu mi ngi suñu xel kon loolu booba léegi mi ngi suñu xel te association boobu àndoon nañ doon benn dem ziare ji sëñ Mansour je me rappelle très bien jóge fa dem Touba ci sëñ Saliou xam naa ñaan yooyu peut-être moon topp aussi ba léegi parce que demoon nañ boobu bi nekk dem nañ sëñ Mansour lu toll lu bis je me rappelle très bien doon ko yóbbulee sukkër si ñu ko yóbbuloon sax li mu waxoon mooy sukkër si sama sukkër nekk liñ ci histoire yu bëri ci Ibrahima soxnaam ak yooyu ñu dem ci sëñ Saliou même chose ba mu bind benn lettre sax jox na ñu photocopie ku nekk am si benn lettre boobu noonu xëy na peut-être loolu si ñaan yooyu ñun ñaanoon na xëy na moo topp aussi ba léegi yoon rafet jot ci kon liñ bëgg rek luñ bëgg moom yaakaar naa ne war nañ ko mën a te incha allah dinañ def leneen loo xamante ni ñëpp dinañ ci xet waa dëkk bépp xam ni non ñi jaaroon fii moom fàttewuñ ñu yëpp benn la su paree rek après mu yokk ay ñaan donc di nuyu ñëpp donc rawatina nag les anciens de l'école ñoo xam ne tey ñoo indi tey cadeau bi jagal ko tey Sem Mourad Ndaw du nuyu professeurs yi fi nekk yëpp surveillants yi fi nekk yëpp le compteur des matières donc monsieur Ndir Abib xam naa dafa jàmm le gestionnaire
di nuyu Babacar Mbaye boo xam ne mooy suñu banque yaakaar naa xaalis école toujours versement de retraite donc 3 ans donc donc vraiment di am mbégte bu baax a baax parce que problème école yëpp mooy reprogramme pratiquement livre yu ñu am yëpp ne sont pas adaptés aux enseignements apprentissage wala soo amee livre bi 2 wala 3 fois noo si adapté wu donc tout le reste finalement professeur bi donc fait recours donc à la reprogramme comme la mi nu ko waxee moom xam na école pratiquement moom nee na 10 raam lay def man peut-être xëy na moo ma gën a ëpp muy def tirage mais man su ma jëlee semaine bi dinaa def donc 15 ba 18 raam par semaine te 2 machines moo fi nekkoon ren ci noonu benn ainsi de suite te roulette yi day kii ainsi de suite donc mënu dugg ci dara yi vraiment kontaan nañ bu baax a baax lii ngeen def nag nun ngeen ko defal parce que en tant que chef d'établissement nous doon xool seen stratégie xaalis inscription def des va-et-vient ainsi des correspondances pour fexe mu am mais heureusement da ngeen une semaine yaakaar naa une semaine la def ngeen wax ma ko affaire bi egsi donc su ngeen waxee leneen dana ci topp vraiment loolu tamit dañ si am mbégte di yi jaajëfal ñëpp nag rawatina Lamine Ndiaye boo xam ne bi su ko neexoon ni ne am naa OS rek maa ngi lycée léegi pare naa mais avant loolu toilette yéenu fekkoon donc toujours dama koy répété parce que lu rëy lu jàppale parce que góor mun naa taxaw dem wanag mais jigéen mënu ko fu ne jigéen seen wanag fa mu toog te kër yi lan le tour des maisons parfois sax nu dugg kër yi nu dàqaleen finalement nu def rétention urinaire te yaakaar naa fi nekk prof SVT rétention urinaire dañ ko day joxe insuffisance rénale mais grâce ak moom yaakaar naa ne bu dee am nañ ay toilettes 95% ci moom la moom mooy def correspondance yi ak waa GCO joxuma ko crédit joxuma ko dara affaire bi mat lu mu nekk nii tamit à chaque fois damay woo seen problème bi problème sem bi ba ci jardin bi waaw di ko jàllee nag ci yoon ak ci dëgg ren doomam 6e fii la nekk mais dafa wootee ni est-ce que place am na principal est-ce que place am naa sama doom bu rëy est-ce que place am na su ko neexoon rek ci waxin mu naan ah principal jëral leen sama doom mais dafa laajte ba pare est-ce que place am na bu dee place am na sama doom 6e foofu lay nekk donc vraiment di ko jaajëfal donc tout le groupe kii xam ne ànd na foofu comment dire liggéey lycée ñu am ay relation monsieur Niang fii la ma fekk vraiment di leen jaajëfal bu baax a baax vraiment kontaan bu baax a baax les membres du CGE tamit ñoo fi je crois que Amadou Diallo waxoon naa ko mu toog xaar le comptable des matières est là voilà justement monsieur Sarr membre du conseil de. waaw ñu ngi waa groupe bi yëpp Moussa ak ñi nga àndal ñëpp ma ci xanaa baxal waaye dolli ci rek ak cant ndax lii day jëf yi yoo xam ne islam da ko tagg lool dimbali sa mbokk wala dimbali xale yoo xam ne mënagul dara majeuragul nga leen dimbali xale yi bari na ci parents yoo xam ne nii seen i parents ñii seen parents faatu ñii seen parents amuñu demul dara nga dimbali école beet ndax école bi mooy bëriwul waaye ñi fi nekk dañuy jàmbar rek waaye xam ne école ku ne xam ne ni école mooy bëriwul waaye ñi fi nekk nag am léegi ci principal ak di gën a tuuti wax dëgg yàlla ñu ngi def effort góorgóorlu ba école bi daanaka fu ñëw da nga naan dara manqué kon loola ñu koy sant yàlla leen gërëm di leen sant xam ni jëf bu rëy na yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla boole ci jëf yam nangu te ngeen yàgg koo man ndax man lii wax dëgg yàlla samay rak bokk nañ sëriñ maa sëñ Mor kan xam nga ne sama rak la moo tax ci man pharmacien la te bokk na ci groupe bi danaa wax ñeneen sama rak yi nga xam ne sax jàng nañ fii ndax am na ku ñu wax daam am na ku ñu wax Abdou Fata ñoom ñëpp parce que danaa leen wax ñu bokk ci groupe bi xëy na dañ ko yëmul ñoom itam ay kilifa lañ ñi ngi jàngale ñii ay banquier lañ ñii ay ingénieur lañ ñooñu tamit naa leen bokk ñu bokk leen kon daal ñu ngi sant principal bi gërëm ñaan yàlla rek ngir yàgg koo def loolu yoon bi def ñaan rek déglu nas koy jàng Faatiha walla xëy naat ñaan yàgg koo daje yàgg fee daje yàgg koo def barke bi laal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالناس بالناس نستجيب صلاة الحمام الذي يوسوس العبر بخلق من كل ما خلق من آدم إلى الله يا حي يا قيوم يا عزيز كان حقا علينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا رب اغفر خير الرحمة سبحان ربك رب العزة السلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين.